léegi jamono ji ay sëy yoo xamante ni amuñu certificat de mariage tey ñuy laaj sëy bu am certificat de mariage ndax l'islam nangu na ko benn ak ñaar yow ban jàngat la ngay def ci sëy yooyu noonu nga xam ne dañ koy takk bu am certificat de mariage des fois da ngay gis koo xam ne day takk jabar am jabaram yu nekk ci kër gi ba pare mais dina takk keneen koo xamante ne peut-être kii monogamie la signé ak moom mënul defaat ak kee beneen papier mariage donc loolu mooy waral coow yooyu di am ay sëy yoo xam ne du am papier de mariage. waaw xam nga question bi nga posé dafa am ñaari volet dafa am volet boo xam ne volet bu jëm ci yàlla subhanahu wa taala la ak volet boo xam ne ci nit ñi la jëm moo tax même da ngay dégg ñu naan se marier devant Dieu et se marier devant les hommes léegi nag bu dee ci diine l'islam lenn moom moo ci am mooy bépp sëy boo xam ne jaar na ci yoon ni ko yàlla bëggee sëy boobu valable na ñaar ñi sëy ci diggante boobu dañuy nekk jëkkër ak jabar lépp lu ñu def dagan na valable na léegi nag au niveau de la loi loolu la ñuy wax fii loi bi doomu aadama yi bind mooy beneen volet bi mooy ay certificat de mariage ay est-ce que sëy bi am na ay seede et cetera loolu nit ñi ci nit ñi la antu léegi nag mais aussi doomu aadama bu ne da ngaa war a def loo xam ne moom mooy protéger sa ngor mooy protéger sa honneur mooy protéger sa dund léegi jigéen bi nga xamante ne gis na góor bu signé monogamie mu bëgg a sëy ak moom sëy ba dagan na ci l'islam même ci l'islam am na monogamie jigéen mën na ne sama jëkkër soo may takk ci l'islam danga may takk mais man rek ngay am monogamie laay signé ak yow su ko jëkkër ja nangoo ci sëy ba charte boobu da ci bokk maanaam kooku day nekk monogame mais du tere ba tey day dagan ci moom su ko neexee mu am yeneen jabar ndax ci l'islam lu xas ba dagan dootul aramati mais ban compensation la islam indi mooy képp koo xam ne ci l'islam da ngaa takk jabar te bi nga koy takk ci condition yi waxoon nga ne monogame ngay nekk benn jabar ngay am soo demee takkaat beneen jabar su boobaa maanaam pouvoir de divorce puissance de divorce li nga xam ne mooy tas sëy bi nekkatul ci loxo góor yi ci ku jigéen gi lay nekk boobu jigéen ñi mooy am le choix su ko neexee mu ne ko comme que charte bi nga xamante ne ci lañ sëye woon moom mooy monogamie te yow bàyyi nga ko bis ni ki tey man tas naa sama sëy ak yow te bu boobaa du soxla ñu koy may baat wala ñu koy jox baat mais loolu rek la ko yàlla may su ko mënee muñ tam mu muñ ko xam ne polygamie dafa dagan ci l'islam lu dagan dootul aramati ba mukk loolu question de choix la góor gi rek su ko choisir dem ko ci dëgg dellu si ginnaaw du tere seen sëy valable na mais ça dépend ci yow jigéen ñi soo bëggee sëy bi foofu lay yem yow soo bëggee itam nga daal di continuer léegi nag ñi nga xamante ne au niveau de la loi lañ ko def seen deuxième jabar bi du mën a am certificat de mariage kooku itam jigéen gi mooy tànn rek ku nekk yaay tànn xool lan nga bëgg def pour que sa dund neex su ne yow jàpp nga ne bëgg ngaa sëy ak waa ji te doo mën a am certificat de mariage tam mais nangu nga loolu loolu tam dagan na te loolu moo gën fuuf di njaaloo wala ngay nekk moom di fo ndax loolu yàlla dana laa taqrabu zina innahu kaana faahishatan la yàlla bu leen jege lépp loo xamante ne njaaloo la ndax loolu lu bon la te yoon wu bon a bon la amul fenn foo xamante ne daga te jigéen ak góor nag ñaar rek moo mën a am ou bien ñu nekkandoo ci sëy ou bien ci caaxaan la ñu nekk moo tax dañu ne ku bëgg dëgg da ngay bañ fo ku bañ foo da ngay bëgg dëgg mais mënoo bëgg ñaar yooyu yëpp moo tax yàlla subhanahu wa taala ubbi buntu sëy ci l'islam ne dafa am ñaari façon sëy dafa am sëy bi nga xamante ne moom la ñu miin ñun ñëpp muy mariage classique mariage à durée indéterminée mais ci wetam dafa am lu ñu tuddee mariage temporaire mariage à durée déterminée boo xam ne ay dafa am app te mariage boobu moo gën a oyof ku su dee góor moom mën na cee am lu mu soxla ci ay soxna bu dee àttan na ko fukk ak ñaar fukk ak téeméer ak junni su amee ñeenti soxna ci mariage permanent bi ñu xam ñeent rek nga ci mën a am mais bu dee mariage à durée déterminée muy mariage temporaire loolu neex mën nga ci am l'essentiel mooy koy tax nga àttan ko bu dee jigéen dañ ne bu dee jigéen boo xam ne jeeg nga maanaam mus ngaa sëy te nekkoo ci buumu sëy nekkoo ci idda nekkoo ci nu mu tuddati nekkoo ci ténj su boobaa tam bu dee jigéen boobu la mën nga koo dafa góor jullit bu la neex l'essentiel mooy da ngay xam ne li ngeen di nekk sëy la te toutes les lois yi aju ci sëy day aju ci yéen ba mu des que ne ci sëy mariage temporaire yore jigéen bi du farata ci ku góor ki maanaam jox ko mu dund jox ko mu lekk jox ko fooy fu mu dëkk te tam jigéen ku góor ki du kilifa ku góor ki maanaam ku góor ki du kilifa ku jigéen ki ba suy dem fenn da koy tàggu wala fu muy dëkk moom moo koy déterminer yooyu ay oyofal yu yàlla oyofal la maanaam li ci nekk farata lii rek la mooy ku góor ki ak ku jigéen ki nañu bëggante nañ nekk ay jullit waaye dañu xam ne li ñuy def sëy la du caaxaan ñu nangu sëy ba mais sëy boobu tamit ñu déterminer ñaata lay durer maanaam est-ce que dañuy sëy pour benn fan
wala pour benn at wala pour fukki at wala pour ñetti weer suñ ko déterminer ba pare jigéen ji fixé ñaata la koy jox can te can boobu rek moo ci obligatoire su ko neexee mu ne 1 milliard su ko neexee mu ne 1 million su ko neexee mu ne ko da nga may jàngal ñetti saara alxuraan su ko neexee mu ne da nga may jox benn big wala benn portable en tout cas jigéen bi moo koy fixé su ko fixé góor gi su ci xasee ba d'accord li ci des pour que sëy bi taxaw mooy ko jigéen ki ne ko may naa la sama bopp ci sëy boo xamante ne ñaari fan lay doon wala ñetti at wala fukki fan wala fukki weer mu ngi commencé bis ni ki tey ba bis nangam ku góor ki ne ba pare ci cangu 1 million wala fukki dërëm wala benn portable góor gi jël 1 million bi wala fukki dërëm bi wala un portable daal ko koy jox ne ko nangu naa ci arab la lu ñuy wax xabiltu su ko xasee ba wax yàlla ne seede naa malaaka yi ne seede ne ñoom ñaar dañuy nekk ay jëkkër ak jabar ba àpp boobu mat su dee 1 an su 1 an bi jamatee sëy ba jeex na amul fase ci diggante bi suñu demee ba tam am nañ problème seen diggante mënatuñoo dem dañuy jéggalante foofu amul fase ku nekk jéggal sa morom bu dee sëyoon nañu amoon nañ rapport sexuel ci diggante bi ku jigéen ki day jël idda ñaari weer wala ñaari fóot keneen doo koo mën a takk mais bu dee dañoo dem ba 1 an bi mat te 1 an lañ signé woon ñu bëgg a continuer tamit su boobaa mën nañ defaat beneen formule mën nañ defaat beneen contrat lu mu leen neex mais l'essentiel mooy kon mënuñoo def mariage temporaire loo xam ne day ëpp ñaari yoon atu ku jigéen ki maanaam ku dee jigéen ki 20 ans la am mënuñoo def mariage temporaire de plus de 40 ans donc loolu la yàlla subhanahu wa taala indi ci alquran loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne lii mooy tax caaxaan ak mooy yàlla jóg ci kaw suuf maanaam ñaari façon mariage yi bi ñu miin mooy mariage à durée indéterminée ak bii nga xam ne moom mariage temporaire bi nga xam ne mooy régler problème yu baree ba parce que suñ ko xamoon di ko pratiquer njaaloo dina fi jóge cagatu dina fi jóge homosexualité dina fi jóge lesbianisme dina fi jóge ak góor ak jigéen ñoo xam ne fi mu nekk ñoom nee nañu dañoo ragal yàlla duñu mooy yàlla mais dañuy masturbé wu maanaam dañuy nekk seen bi di foog seen bopp parce que nee na dañoo ragal loolu lépp yàlla daf cee jox solution ndax yàlla nee na lépp lu am ci kaw suuf rek am na solution moo tax bi ñuy dox di dox jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy pratiquer njaaloo di wàññeeku góor jigéen di wàññeeku lépp presque direct ba ñu dem teg ci ay at deuxième xalif bi di Omar ibn Khattab toog ba mu neex ko mu ne moom tere na ko imam Ali alayhi salaam moom nga xam ne moom la yonente bi waxoon ne man maay dëkku xam-xam yow yaay buntu bi dafa ñëw ne su dul woon Omar li mu tere mariage temporaire kon de kenn du njaaloo ci kaw suuf ku dul ku alko kenn du njaaloo ko ci kaw suuf ku dul ku texe di mais tere bi ko Omar tere saaba yu mag yi dañoo ñëw ci moom ne ko Omar lii yow yàlla daganal ko yonent bi daganal ko yow noo ko mën a tere parce que yaa xalif mën na ko déedéet yéen mag ñi bokk leen ci dama koy tere ñu bees ñi rek mais finalement quelle est la conséquence bi mooy dañoo toog ay at rek li yonent bi dindi woon lépp commencé waat am góor jigéen géeg njaaloo beeg cagatu bi lépp commencé fees ba li xew di suñu jamono ji parce que lii may wax ne su doon julli ñi xam nañ ko miin nañ ko dinañ ko pratiquer kon lu bari ñu ngi koy daw suñu société du fi mën a am loolu la moo tax yàlla subhanahu wa taala dane moom su xasee ba wax ak yonentam wax bu ci kenn teg dara nañ ko nangu parce que ñoom ñoo xam lan mooy solution problème yi doomu aadama yi am léegi nag ku def mariage temporaire ngay jigéen wala ngay góor diggante boobu da ngeen di nekk jëkkër ak jabar. jëkkër ak jabar waaye dépense moom c'est obligatoire. ak yor bi waaw dépense bi obligatoireul yor bi egg faj bu obligatoire mais yàlla daf ci def beneen compensation. mooy jigéen bi nee na yow yaay fixé. su la neexee ci contrat bi nga ne ko da nga may jox weer bu jot sama dépense yaa may utal appartement su ma faji su ma feebaree yaa may faj yaa may jox paas yaa may jox su ko góor bi d'accord bañ d'accord ci loolu day nekk obligatoire ndax ci aaya alxuraan bi noonu la ko yàlla waxee soo demee suuratul nisaa yi ba ñuy takk daal ngay fixé say règle boobu léegi nag jigéen bi dañ ne jigéen doomu aadama tam yàlla daf laa may xel yaa war a protéger sa bopp te doom bu ngeen ci am ci mariage boobu day nekk doom boo xam ne moom yeneen doom yëpp a yem day nekk doom bu dagan moo tax day doon mais bu dee yéen ñaar nag du ngeen doonante góor gi ak jigéen jëkkër ji ak jabar ji moom duñu doonante waaw ñoom duñu doonante doom yi dañuy doon seen baay te tamit su la neexee ngeen siiwal ko su ngeen neexee ngeen nëbb ko mais aussi dañ ne jigéen dafa war a protéger boppam luñ ko bañ a siiwal jigéen ñi na fexe ba ay mbokkam xam ko wala mu am tànn kenn ci ay famille am mu ñëw wax leen ko ne leen nii ndax ëllëg a tax lu ci xew kenn bañ leen mën a accuser ne dañoo njaaloo wala su ci doom amee tam ke leen reconnaître mooy yàlla daal gis nga dafa jox doomu aadama xel daal lay tracer yoon nag ne la yow yaay tànn ne koo xamante ne yow yaa utiliser wul sa xel lu la dal yaa ko teg sa bopp en tout cas sëy boo mën a gis muy mariage temporaire wala mariage permanent dagan na te du am benn seede du condition pour sëy valable mais dafa nekk précaution boo xam ni daf ko war a jël pour protéger boppam. mais mariage temporaire boobu tamit est-ce que day am dem jàkka ak yooyu. waaw bu dee dëkk yi nga xamante ne
dañuy defi mariage ci jàkka soo demee ci ñun chiite yi nga xam ne ñun dañ koy def dañuy dem ci kanam waxuma la jàkka mais ci kanam mbooloo bi ñëpp teew góor ak jigéen ñu organiser fête ñu ne dañuy def mariage temporaire te loolu moo amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga bi yonent bi génnee àddina dafa amoon werante ci loolu ci saaba yi am ku ñu tuddee Abdullah ibnu Zubayr muy werante ak ku ñu tuddee Abdullah ibnu Abbas Abbas mooy baayam Abbas ak Abdullah bi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk benn baay bu leen jur ñuy werante Abdullah ibnu Abbas ne mariage temporaire dagan na Abdullah ibnu Zubayr mooy papaam yaayam mooy doomu Aboubacar mi nekkoon premier xalif bi kii xam nga comme kee xale la kee mag la ba ñuy werante Abdullah ibnu Abbas ne ko yow gone gi mu ne ko waaw mu ne ko demal ci sa yaay nga laaj ko ku mel ni yow lan moo tax warut a ñëw di weranteeg ku mel ni man ci affaire mariage temporaire kooku daal dem ci yaayam yaa mu tudde Asma bi mu demee ci Asma ne ko yaay de mu doon werantee ci ak Abdullah ibnu Abbas mu ne ma mariage temporaire dagan na may waxe mu ne naa la laaj mu ne ko ah doom tere naa leen ngeen di dem di weranteeg waa kër yonent bi surtout mag ñi xanaa xamoon na yow ci mariage temporaire nga juddu sa baay Zubayr biñ ma koy may dañ ma ko mayoon ci mariage temporaire ñu organiser fête fii de distribuer ay beñeeg lu ne ñëpp fekke ko moo tax ñoom ñi nekkoon mag ñi nga xam ne fekke na ko ñu mën la dëgër mariage temporaire ke lu dagan la dégg nga wax ji donc mariage temporaire comme ni ñuy defee mariage yi dañ koy defee ci dëkk yi nga xamante ne wala communauté yi nga xam ne ñun communauté yi nga xam ne dañ xam nañ ko miin nañ ko ak mariage bi ñu miin tamit muy mariage classique bi à durée indéterminée bii du ci jàkka rek lañ ko mën a defee pour voilà foo ko defee valable na su am dëkk yoo xam ne xamuñu ne sax dañuy defee mariage ci jàkka ci kër yi lañ koy defee ci maire yi ci place yi donc dem jàkka ci boppam pour mariage du farata ensuite aussi pour que mariage am ay témoins du farata mais dañ koo sopp lool pour mën a seede maanaam mun nga toog sa biir néeg ak ki la bëgg a takk ngeen takkante mu bañ a génn mun ngeen boole indi waa famille bi ngeen génne ko ci ëtt bi su la neexee ngeen génne ko ci pénc mi su la neexee ngeen génne ko ci jàkka ji su la neexee sax ngeen def ko assemblée nationale nii ñëpp dégg yëg su la neexee ngeen def ko en direct à la télévision donc mariage bu ñu siiwal dagan na bu ñu siiwalul dagan na yéen ñaar kese yi comme yow ak ki ngay bëgganteel kese ngeen toog ngeen loolu nan lay demee ni muy demee moom mooy soo déggee gis nga même mariage ñi def ci jàkka ji soo seetloo dañ naan kii mooy représenté diw ku góor ki mooy représenté ku jigéen ki na kii ñaan ki ñu may ko mais ci l'islam ni mu waroon demee ku góor ki ku jigéen ki ñoo waroon a teew kay ku jigéen ki maye boppam ku góor ki nangu parce que moo tax ñuy wax wakil soo déggee ñuy wakil mooy représentant même la moo kilifa foofu lay jógee mooy représentant ñu ne kii mooy kilifa ku góor kii mooy kilifa ku jigéen ki na kilifa ku góor ki ñaan kilifa ku jigéen ki may ko mais li l'islam wax mooy na ku góor ki ñaan ku jigéen ki may ko boppam su ko waxee may naa la sa bopp mu ne nangu naa su xasee ba de nangu naa rek bi dem na te li tax ñu ut témoin mooy li ma la wax mais aussi soxna si soo xasee ba gëm yàlla war ngaa gëm ne lu amul témoin amul ndax lu yàlla témoin ñëwul amul moo tax ñu ne mariage temporaire képp ku koy def rek dafa tekk ne yow da ngaa gëm yàlla lool yàlla daf lay inscrire ci liste ñi gëm yàlla ndax soo gëmul woon yàlla ragaloo ko doo ko soxlaa def suñu jamono ji góor bu nekk su la neex mën ngaa sëy jigéen bu la neex jigéen bu nekk su la neex na nga sëy góor bu la neex te du am benn conséquence nga njaaloo fi mu nekk njaaloo sax c'est la chose la plus répandue même ku ko dul def sax fi mu nekk dañ naan la yow bokkoo ci léegi nag ki jël décision ne dama koy def ci lu dagan yàlla day kontaan ci yow moo tax ñuy def mariage temporaire yàlla daf leen di bind ci liste ñu ragal yàlla léegi nag dama la doon wax ne lu amul seede amul pour jullit ndax lu mu néew baal ma ci wax ji yàlla seede na ay malaakaam seede na yoo xam nga ne am na malaaka bu nekk sa mbagg fii am na bu nekk ci mbaggam donc au moins ñeenti malaaka seede nañ yow tamit seede nga ku jigéen ki seede la ku góor ki seede la yàlla seede na su leen neexee nag ngeen yem ci seede yooyu su leen neexee ngeen woo yeneen seede yi nit loolu c'est ça dépend de votre choix ça dépend ci yéen lan ngeen bëgg est-ce que yaakaar ngeen ne su siiwee ci lay neex wala su siiwee mën na yàqu parce que mariage liñ ci jublu moom mooy bànneex lépp lu yàq bànneex boobu nag yéen a koy éviter bu dee ñàkk siiw bi mooy tax mu am bànneex ngeen ñàkk koo siiwal bu dee siiw bi mooy tax ngeen am bànneex ngeen siiwal ko ça dépend de vous mais c'est pas une condition de validité du mariage ñetti condition daal mooy validité ci mariage mooy ku góor ki ak ku jigéen ki ñu am consentement mutuel moo tax ci l'islam mariage forcé du dagan ci l'islam aussi même yenn mariage yi nga xam ne am na ñu koy def dem gis jigéen yéene sa xol ne damay marié ak moom mais pour 6 mois après dama koy fase te waxoo ko loolu mariage boobu tam daganul yow soo defee loolu yow sooy sëy ak jigéen yow yaa ngi njaaloo moom mu ngi nekk ci sëy parce que moom xamu ci dara ñu bari tam dañuy def genre mariage boobu ne mariage temporaire la mais ñoom seen xol lañ koy yéene moo toog ba seen ñu ne ay kii de yeewi nañ ko
fekk bu ñu koy takk dañu doon pour 6 mois déedéet kuy takk da ngay yéene da ngay takk pour mariage permanent. nga yëgoo ko waaw wala nga yéeg ne damay takk pour mariage temporaire te bu dee pour mariage temporaire il faut que jigéen ki xam ko ba d'accord moo tax lu tuddee consentement mutuel. à part loolu moom mooy càng bi c'est obligatoire xaalis bi ngay joxe pour daganal sëy bi mu nekk dërëm mu nekk ñaar dërëm mu nekk étui bii mu nekk benn verre mu nekk benn portable il faut que góor gi jox dara même su dul dara sa mu tibb suuf jox ko il faut mu joxe. xam nga lu tax parce que jigéen kenn mënu koo jënd te góor ki dañ ne bala moo sëy ak jigéen comme que jigéen dafa am valeur il faut que mu génne dara pour respecter jigéen bi te à part dund góor nit li mu gën a fonk mooy alalam il faut nga génne den sa alal pour wane ne bu ñu ko doon soxla def nga ci benn effort. donc à part le troisième condition moom mooy formule bi ñuy prononcé formule bi ñuy prononcé mooy jigéen bi moo naan may naa la sama bopp ci cangu nangam ku góor ki ne d'accord naa bu dee mariage permanent la bu dee mariage temporaire la may naa la sama bopp ci cangu nangam mais pour une durée pour ñaata fan ñaata bis ñaata weer wala ñaata at ku góor ki ne nangu naa su xasee ne nangu naa ñoom ñaar ay jëkkër jabar lañ. waa Cheikh Aliou dañuy dégg itam ñuy wax ni xemmem jigéen takk ko am ak moom rapport pare wàcc ko loolu tamit est-ce que dagan na. waaw sëy dagan na fase dagan na xam nga lu daganul mooy li nekk ci diggante bi maanaam xemmem jigéen bala ngaa am droit mën a sëy ak moom am rapport ak moom il faut nga takk ko léegi nag takk boobu nga koy takk ci la ñuy xool naka nga koy takke foofu la lii dagan am ak li araam am bu dee góor gi dafa jël décision ci xolam ne kii dama koy takk su ma ko takkee su ma sëy ak moom dama koy fase wala su ma amee moom ñaari weer dama koy fase te loolu jigéen bi xamu ko loolu daganul parce que loolu trahison la waaye bu dee moom nee na dama xemem naa jigéen bi dama koy takk mais damay waxtaan ak moom dama lay takk pour ñetti weer wala pour benn bis wala pour benn guddi ku jigéen ki daal di d'accord ci loolu suñu paree loolu amul fase contrat bi moom moo jeex mariage temporaire la mais day leer ci ba ñuy fas yi mën na ko damay sëy ak yow ci ñetti fan wala ci benn guddi wala ci ñetti weer su paree mais nag denc sa xol ne damay sëy ak jigéen ji pour ñaari weer wala pour benn fan ba pare fase ko loolu c'est de la trahison loolu dagal ma bëgg ñëw mooy sëyu contrat yooyu noonu léegi par exemple boo takkee ndaw si sëyu ngeen d'accord ci sëyu contrat bi ngeen dem ba nga xamante ne durée bi jeex na dañ koy renouveler wala nan lay demee bu fekkee doyal la ku si nekk doyalul ci moromam nan lay demee. yow xanaa déglu woo ma loolu tam tontu woon naa si ba pare nee naa su dee ku góor kee ku jigéen dañoo signé ne dañu def mariage temporaire pour durer 3 mois ñu dem ba 3 mois yi mat doyaluñu su boobaa am nañu ñaari alternative bu leen l'islam jox bi ci des mooy ñu defaat beneen contrat de mariage temporaire te su boobaa du soxla jël idda ndax même góor gi moom moo koy takkaat du soxla mu jël idda dañuy jël defaat contrat rek xoolal ñaata weer wala ñetti weer wala am na waaye teeb yàlla mayaat na leen aussi su leen neexee ñu def ko benn yoon def ko mariage permanent parce que li ñuy wax ay seet jikkoog yooyu yëpp ci l'islam soo ko bëggee def dana nga def ko ci mariage temporaire parce que mooy tax li ngeen def wéet bi ngeen wéet sax di dagan même bu dee jigéen boo xam ne jànq la ki ñëw di ko labat dana mun dafa war a def ak moom mariage temporaire sans rapport sexuel ndax jànq la comme ça seen wéet bi ñu mën a wéet ak yeneen yi mën a dagan ba mu des rapport sexuel parce que pour kooku mën a préserver virginité am mën a préserver jànqam bien que araamul ci jigéen bu vierge mu def mariage temporaire mais l'islam toujours day préserver honneur parce que jigéen su defee mariage temporaire fekk moom dafa vierge mu daal ci perte virginité am ëllëg ki kay takk mën na bañ a comprendre loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala daganal ko ba pare ne nag waaw mais aussi yéen xool nu ngeen def ba nga xamante ne sur le plan social day mën a jàll xam nga li ma la parce que dans tous les cas mariage li ko tax a jóg moom mooy daganal rapport sexuel maanaam mooy préserver nit ñi ci njaaloo moo am mooy rapport sexuel illégal sëy mooy am ci rapport sexuel légal même acte bi la mais lii mooy koy légaliser lii moom mooy tax mu araam moo tax dans tous les cas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon encourager nit ñi ñuy def mariage. yaakaar naa ne kon point boobu leer na nañ ci li nga xamante ne mooy mariage temporaire